man la aussi man la Malick Clédor bu mu dafa mu ngi ci beneen panel aussi panelu opposition bi la donc nee na dina jéem a seet nu muy valser ci ñaari panel yi donc ñu ngi koy xaar bi léegi quoi bon échange nañu moom dina dugg daal incha allah nañu patienter tuuti rek dina dugg incha allah merci. waaw salaamaaleykum waa panel info xibaar seen serviteur Clédor Sène moo leen di ziar di baalu àq bu baax a baax ci retard bi dafa am ci liggéey bu ma nekkoon boo xam ne dafa laajoon ma fay sama téléphone parce que mbir mi côté bu nekk liy yëngoo fi mu nekk nii parce que dañu nekk ci benn dynamique te dafa laajoon ma fay sama téléphone moo waral retard bu mag a mag bi ma am nii maa ngi ciy jégalu bu baax a baax di nuyoo di leen ziar di fas yéene ubbi waxtaan beeg yéen di déglu seeni question pour indi ci ay tontu yu leer ci sama kéem kàttan incha allah bismillah kon maa ngi déglu. waaw mais salaamaaleykum Clédor ñu ngi lay nuyu bu baax di la dalal ci panel info xibaar man la Malick Sylla depuis New York panel bi nag dafa am solo trop panel bi info xibaar lañ koy wax fii ay administrateur rek ñoo fi jege fii lépp luy information rek lañ fiy lijjante voilà moo tax ñu tuddee ko panel info xibaar Amady Diallo ak ñu mu àndal ñoo ko créé wax dëgg yàlla pour karimiste yi ak képp koo xam ne PDS nga bokk vraiment c'est un panel extraordinaire voilà mais ñu ngi lay sant rafetlu vraiment si dugg bi di la jaajëfal di kontaan si effectivement comme ni nga ko waxee bon noonu lañ ko xam noonu nga ma waxoon effectivement j'étais trop pris xam nga journée moom yow ci vous êtes tellement sollicité que du yomb daal du yomb wax dëgg yàlla pour nga mën a dugg noonu si panel yi mais ñu ngi la siy sant di la gërëm di la dalal voilà maa ngi ñëw commencé questionnaire yi merci. waaw Clédor man la encore Malick Sylla suma question bu ma lay posé d'abord yow kenn mënu la présenter yow ñëpp la xam ok wax dëgg yàlla yaa ngi def liggéey bu am solo bi Sénégal mais liggéey bu ngay def nii mais lu tax dama gis ne nit ñi dañ ko naxasal yow yaa ëpp information ci pétrole ak ci gaz ci Sénégal mais dama gis ne tey lu tax yow lu nga doon wax yëpp tey lu nga doon wax médias yu ngande yi un peu partout dans le monde tey ñëwuñu ànd ak yow tey pour que lii mu nekk succès dama bëgg a wax exactement lu tax loolu au niveau du Sénégal lu tax sénégalais yi mënuñu gëm un sénégalais koo xam ne mu ngi leen di wax dëgg mu ngi leen di teg ci yoon yow lan moo ci sa xalaat. maa ngi ñëw rek di dalal Clédor vraiment xam-xamam màcc ci li nga xamante ni moom mooy mbirum pétrole Amady Diallo Wakaam dina dalal ci panel info xibaar jërëjëf Clédor vraiment. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu panel info xibaar Babacar Kébé animateur panel info xibaar maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku nekk sa tur ak sant di jël nuyoo bi ko teg ci loxo Amadou Diallo Wakaam mu joxoon ñu ko képp koo xam ne yaa ngi ci biir groupe bi di am mbégte bu baax nag dalal suñu invité bi tey muy kan Clédor Sène di am mbégte bu baax dalal ko fii ci li nga xam ne tey moo lëmbee réew mi ku tiitu itam war nga jaaxle ci li nga xam ne tey jii moom la famille Macky Sall doxal kon Clédor ñu ngi lay dalal fii ci panel info xibaar fas yéene rek waxtaan ak yow siq waxtaan wi man ak yow ak ki nga xam ne mooy Malick Sylla la voix des immigrés New York kon Clédor dalal ak jàmm jërëjëf. jërë ngeen jëf waa panel info xibaar yi wér te wóor ñu ñëw rek dalal Clédor suñu gan gi di am mbégte contentement ci dugg seen ci panel info xibaar yi wér te wóor di wax rek wax dëgg yàlla namoon nañ ko trop Dambamba Thiam bu GDK Burkina Faso sa xarit moo lay ziar bu wér a wér di la bëggee di la dalal ci panel info xibaar yi wér te wóor. ñu ngi dalal vraiment Babacar Kébé di ko dalal rek ci laaj ak tontu bi dalal nañ leen vraiment jaa ngeen jëf. waaw salaamaaleykum Amady Diallo Wakaam ngeen tey moom dañuy am invité boo xamante ni dafa ànd ak actualité bi muy ki nga xamante moom mooy Clédor xam nga moom ba muy wax ci mbirum pétrole bi du tey ba tey ji lii am ñu invité ko première invitation ci panel info xibaar vraiment suñu ñaari journalistes yi fi nekk nag ci kër gi nga xam ne ñoom ñooy def émission kii di def émission lundi bi di ki nga xamante ni moom mooy Malick Sylla la voix des immigrés nekk fële sa fi nga xamante moom mooy New York seq ko ak ki nga xamante moom mooy Babacar Kébé itam
vraiment moom itam nekk technicien si nouvelle technologie di def émission bi nga xamante ni moom mooy am fii chaque jeudi 19h vraiment ñoom ñaar ñoo koy seq si laaj ak tontu kon nag yéen ñëpp na ngeen ubbi seen i nopp te déglu vraiment ay laaj yu pertinent yu am solo si wàllu pétrole bi ak wàllu koom-koom bi jaajëf merci. waaw merci Malick ci question bu njëkk bi dëgg la mbirum ressources naturelles yi en général def naa ci liggéey boo xam ni partagé naa ko ak Sénégalais yi mais écho bi mu war a am amu ko parce que ñaar bi ci njëkk ñi nekk ci réseaux sociaux yi ñoo ëpp ci ñi may suivre ci ñi may déglu te ci ñooñu waa diaspora bi tamit ñoo ci ëpp parce que ñoom Sénégal dafa mel ni ñoom la gën a ñor parce que dañu xaaw a sore dëkk bi ñi fi nekk jàpp nañu ni ñoom ils sont au cœur de l'information moo tax ni waa diaspora bi di lijjantee information yu jëm ci dëkk bi du ci fekk ñun ñi nekk ci dëkk bi dinañu yeewu sax nit téléphoné ñu extérieur ni ñu lii ak lii fekk ñun yëguñu ko te ñun ñoo nekk ci dëkk bi kon loolu mooy ñëpp première frange bi nga xam ne ñoom ñoo may suivre ñaareel bi mooy ñeneen ñi nekk ci réseaux sociaux te nekk ci dëkk bi donc ñooñu dina ci am ñu lay déglu jàpp ni yow da nga contre nguur bi moo tax ngay sulli ay mbóot moo tax ngay wut loo xam ne da nga koy sonal maanaam dañ koy jàppee am na ñoo xam ne dañ koy jàppee waxu politique donc yow boo nekkee opposant sa communication citoyenne du yomb booy am ay position contraire aux positions du gouvernement sa communication citoyenne dafay brouillé wu du yomb parce que dina ci am ñoo xam ne dañu ni kii daal day sànni xeer kii dafa contre nguur gi plutôt que ñu déglu li muy wax ji sax moo ëpp solo ki kay wax parce que nit ki la ñu wax moo la war a gën a ñor ka wax ji ndax opposant la ndax lii la ndax fii la jaar ndax lii la mel ndax et cetera la muy wax nay dëgg te firndéew moo tax man comme xameewuñ ma expertise ci domaine boobu pour nit ñi jàpp sama kàddu sama wax yépp dem ci toftal firnde wala mu wéer ko ci ay dalil yu leer kon li tax amul écho boobu ba léegi benn partie loolu la léegi BBC def na benn reportage ñëpp intéressé wu ci jamono yi sama vidéo yu passé yeeg sama audio yu passé yëpp ñu ngi koy tàngalaat di ko partager parce que ñu ngi comprendre ni léegi man li ma doon wax loolu am la c'est des sujets intéressants mais sant yàlla parce que li ma ci jublu woon rek mooy ñëpp jël à bras le corps problème bi parce que ñun ñu nekk fii Sénégal ñu ngi gis misère ak pauvreté bi ñu fiy dund coono gi nit ñi nekkee parallèlement yow nga xam ni fii alal mu ngi fiy génn bés bu ne di dem bitim réew mu ngi fiy génn bés bu ne di dem ci ay nit ñu nekk ci nguur gi ak seeni xarit ak seeni clan ak seeni mbokk te ñeneen ñi nekk ci souffrance yoo xam ni pour ñu lekk sax problème la pour ñu faju problème la pour ñu am seen pour ñu satisfaire ay services sociaux de base problème la pour ñu fay étudiant problème la pour ñu fay personnel enseignant problème la pour ñu jënd gerte problème la pour ñu am ndox problème la ay coupure 1 mois mënuñu ci suñu ay soxla dara lu dul jëndal tubaab bi ay train électrique 1200 milliards nga am palais ba noppi def beneen palais Diamniadio ay milliards am building administratif def ci 40 milliards jëlaat ay cité ministérielle defar comme si ñun amuñu besoin de développement askan wi amul coono yooyu moo ñuy metti ñun ñi nga xam ne dañuy xam li ci biir moo waral ñu nekk ci posture bi ci combat bi di leen gëstul di leen luññatul di leen génneel ay éléments gis ngeen ñu ñuy menacé naan ay document bi ko génnee rapport beeg yooyu tout ça ñu ngi leen di xaar donc ñun ci loolu la ñuy dox pour partager ko ak yéen kon maa ngi sant yàlla ci la élément BBC bi def ci xelu nit ñi ni war nañu taxaw ci seen koom-koom war nañu taxaw ci seen ay ressources naturelles mais journaliste du Sénégal waroon nañu am taxawaay bu gën a dëgër parce que feeñal naa fi ni Moustapha Niasse jox nañ ko pétrole 85% la am benn bloc bu nekk Domflor Casamance kenn demul tàllal ko micro pour laaj ko ndax li ñuy wax dëgg la nee naa leen
Aliou Sall am na compagnie aviation Sahel aviation actionnaire à 25%. kenn demul tàllal ko micro pour laaj ko ndax dëgg la wala du dëgg te man li may wax ni ñoom ñoo la gën a xam ni dama yor kayit yi moo tax du ñu ŋaang du ñu sëqat parce que loolu ay accusation yu grave dans une république donc loolu mooy tontu bi may njëkk a tontu ci première question bi ngeen baal ma ci audio bu guddi bi. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakatu panel info xibaar Babacar Kébé Italie maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku nekk sa tur ak sant dalal suñu invité bi di Clédor Sène di am mbégte bu baax ci ñëw gi nga xam ne ñëw na ko fii ci panel info xibaar di wax man sama première question mooy damay laaj Clédor Sène li nga xam ni moom ngeen di wax ci wàllu pétrole bi nga di ko wax si débat si télévision yi ci lépp damay laaj est-ce que da ngeen am ay firnde yu leer nañ wala yéen contrat yi nga xam ni moom la ñuy gouvernement bi di signé da ngeen a am source yi garder ko wala da ngeen di wax waxu calcul rek ngeen di waxee wala nan ngeen di def ba mën a xam vraiment li nga xam ne mooy réalité bi ndax buñ leen woowoon tey teg leen ci table laaj leen ci lu jëm ci wàllu contrat yi nga xam ne yéen a ngi koy wax est-ce que da ngeen indi ay firnde yu leer jërëjëf. salaamaaleykum Babacar Kébé maa ngi doon xaaraat ay question sax dafa mel ni sama audio bi ma njëkk a def moo gudd moo tax question yi yéex a ñëw ci sa laaj bi est-ce que li ñuy wax boobu ba tey dañ cee am ay firnde wala dañuy tatoon nii rek li ñuy wax yow sax war nga xam ni lu leer nañ la wala nga jort ko sax parce que contrat yi dañ ko téye ci lu leer lañ ko teg parce que rapport bu inspection générale d'État def boo xam ni dañ ko référencé mu am ordre de mission numéro 035 PCRP en date du 30 mai 2012 nga xam ni da ngay am référence yëpp ba nga xam ne boo ciy wax ki lay déglu nekk ci nguur gi xam na ni tiim nga këyit parce que joxe nga benn référence boo xam ne mënoo ko tandu da nga koo xam dafa nekk exact boo nee rapport d'inspection générale bi mooy rapport numéro 94 dana xam ni yow xam nga rapport bi boo liiree conclusion yi wala nga lim li enquêteurs yi wax ñoom dañuy xam ni yow tiim nga rapport bi kon tey jii ñun lu leer la ñu am contrat yi moom am nañ ko am nañu contrat yëpp am nañu convention yëpp am nañu aussi ay information financière ci multinationales yi nga xam ne ñoom ñooy ñëw di am fii ay contrat parce que tibbee foofu moo gën a yomb amee Sénégal parce que Sénégal dañuy nëbb mais bitim réew dañuy leeral Londres place boursière la ay lu ñu toog nëbb toog yooyu amu fa lépp dafay leer ñun foofu la ñuy amee suñu ay pexe yu ñuy def ba ci am ay xibaar yoo xam ni dañuy mën a lire ci li nguur gi di def parce que fi mu nekk nii li nekk ci table président Macky Sall ñun mën nañ koo xam li ñu dul xam rek mooy décret boo xam ni signé gu ko te buy nekk ci circuit bi ñu koy yëg bu koy signé tey gën kaa yàgg suba ñu yëg ko man bokk ma yëg ko xaw ma ñeneen ñi donc yooyu ay pexe la yoo xam ne nit ki boo xamee boo amee lu la intéressé yow yaay xam nooy def ba gëstu ko ba am ci lu leer teg ko ci table bi bokk ko nit ñi parce que li ñu doon wax boobu ba tey bu leer toon kon woo nañ ñu ci yoon yàgg na parce que nguur kenn du ko tuumaal ci lu amul firnde man mënuma toog fii ni Moustapha Niasse jox nañ ko benn blogu pétrole blog bu tudd Domflor en Casamance bu 3150 kilomètres carrés bu am réserve 2,7 milliards de barils société bi ñu ko jox mooy Oryx Petroleum bi nga xam ni Moustapha Niasse actionnaire la ci société boobu moo am 85% des actifs en phase d'exploration war a am 80% des actifs en phase de production ma wax ko waxaat ko te woowuñu ma ni ma da nga def diffamation kon loolu kiy déglu xibaar boobu war na xam ni ki ko wax teg na ko ci lu leer Moustapha Niasse miy déglu ak Macky Sall ak nguuram ñiy déglu waa ministère de l'énergie dañu xam ni kii xam na turu bloc bi xam na superficie bloc bi xam na quantité réserve bi xam na contrat yi proportion yi kon tiim na kayit yi ñooñu duñu wax ak man dañuy waaf dañuy nuuru parce que boobu ba tey Sénégalais yi communication boobu détail yooyu intéressé wu leen kon ñun li ñuy def dañ ko teg ci ay firnde dañ ko teg ci ay lu leer
waaw Malick problème boobu c'est un problème qui concerne spécialement les journalistes parce que ñoom ñoo ñu war a jox xibaar man li may def nii journaliste moo ci gën a yell mais loolu rek la parce que dangay xool BBC dañu def benn enquête bu leer c'est vrai qu'il y a des questions de moyens mais quand même information du woo nit rek interviewé ko information du traité actualité politique kese information volet yëpp la kon volet ressources minières je crois que à partir d'aujourd'hui suñu presse bi war na ci gën a informé wu war na ci gën a formé wu pour mën ñu niital mën ñu laaye biir lépp lu ciy daw war nañu engagé wu ci ay piste d'investigation yoo xam ne lépp lu ñu leen ciy nëbb dañ koy xam parce que bi débat bi amee ba léegi gisoo ci benn plateau de télévision directeur Petrosen wala directeur de l'énergie wala un technicien des ministères wala le ministre du pétrole gisuñu benn officiel man bokk na plateau benn journaliste lañ ma booleel mooy Yérim Seck pour mu kooku amul responsabilité te ñuy gérer affaire yi am naa beneen deuxième plateau député lañ ma booleel ak benn conseiller boo xam ne ñoom tamit seen liggéey demul ci côté boobu donc doo mën a poser les bonnes questions à la personne qu'il faut ñi nga xam ne ñoo yor en charge ces secteurs là journalistes yi war nañu dem tàllal leen loxo invité leen ci plateau yi ñu gindi askan bi ci li fi nekk nii te wu dëgg nag moo gën parce que commencé nañu naan ay président jotul rapport ak ñoom daal vraiment mu ngi noonu mais rôle bi je crois que rôle journaliste yi la mais rôle ñun la tamit ñun citoyen ordinaire yi parce que man li ma ci mën gaa def naa ko Baba Aïdara li mu ci mën def na ko ñoom Birahim Seck ñoom Moul Ban ñëpp liñ ci mën vraiment def nañ ko dafa fekk kay ni xëy na BBC moo met de l'eau à notre moulin moo tax nit ñi bàyyi xel ci lañ doon wax démb léegi di ko dégg bu bees tey xam ni loolu moo dëppoog li am loolu mooy dëgg parce que ressources yi lu am solo la pour Sénégal lu mën a génnee Sénégal ci gutt gi mu nekk la lu mën a financer suñu développement lu mën a naatal réew mi la moo tax mu ñuy metti ñun ñi nga xam ni xam nañu nu mu demee ñuy gis chaque jour niñ koy saaxee ba noppi di seetaan askan bi di souffrir c'est criminel. waaw Baye Fall Mboup contrat président Ablaye Wade ak Karim ak Franck Timis ak Petrosen signé woon nañ ko 2012 janvier 2012 mais dafa am loo xam ne nit ñi dañ koy réere mbir tant que président jëlul décret pour dëggal contrat boobu ba noppi siiwal décret bi contrat amul parce que dañu ni le contrat prend effet à la date de publication du décret d'approbation waxuñu à la date de signature waxuñu bés bu ñu ko signé mais bés bu ñu ko siiwalee bu ñu ko publier ci le contrat di am kon ràññee boobu ngeen war a def kon contrat bi li ko dugal en vigueur mooy signature ñaari décret yoo xam ne président Macky Sall moo ko jël le 19 juin man damay jaawale juin ak janvier rek le 19 juin 2012 ñaari décret yi nga xam ne siiw na ci internet bi léegi nit ñi jàpp nañ ko 2012 596 et 2012 597 jox ñaari bloc yi Franck Timis ak Aliou Sall ñu jiitu loolu inspection générale d'État daf ko digal ni ko ñaari licence yooyu jaarul yoon nangu ko ci loxo Petrotim loolu lañ la digal waxuñu sax ñu signé ko mais dafa ne sax ñu nangu ko fa moom non seulement nangu ko mais da koo mujj signé kon moom moo validé contrat bi nga xam ni rakkam moo ci nekk te le 25 mai rakkam jox na ko benn bataaxal bu koy won ni moo nekkal Franck Timis Sénégal donc président ba muy signé contrat bi xamoon na ci loolu yépp waaw jërëjëf Clédor Sène ci réponse bu am solo boobu ba tey Babacar Kébé ma ñëwaat ci sama deuxième question di la laaj Clédor tey bi nga xamee ni tey Aliou Sall ak li nga xam ni lépp def na ko sénégalais yëpp di ko dégg gannaaw bi nga amee yéen ay firnde yu leer sénégalais yëpp xam ne Aliou Sall mii ku taq ci pétrole bi la ku taq ci gaz bi la
lépp loo xam ne nii tey moom la réew mi am Aliou Sall teg na ci loxo ñi gis que ni frère am Macky Sall grand frère am Macky Sall président ni nga xamee ne la bëgg yiiree rakkam ba kenn du ko laal tey ma lay laaj Clédor Sène askanu sénégalais nan la war a mën a def ba lii nga xam ne moom lañ tuumaal Aliou Sall ñi teg ko ci yoon ba Aliou Sall leeral li nga xam ni tey moom la ko sénégalais yi di wax ka ci pétrole bi na la ci taqee ban méthode la sénégalais yi war a mën a jëfandikoo ba loolu tey Macky Sall par la force ak lu mu bëgg yiir rakkam justice dana taxaw sénégalais yi taxaw pour ànd ak justice ñi àtteeb Aliou Sall ci li nga xam ne moom lañ ko tuumaal ban méthode la sénégalais yi war a jël ak lan nga ñuy conseiller ci loolu ban taxawaay lañ ci war a mën a am ba am lu ñu leer ci suñu pétrole ak suñu gaz ci contrat yi nga xam ne ay contrat yu dëng la yoo xam ne tegu ci yoon jërëjëf. waaw Babacar Kébé sa question bi am na solo trop jafe na tam ci man trop parce que dama ko déglu ñaari yoon parce que ay problèmes yu fondamentaux nga posé parce que nee nga naka la Sénégal yi mën a seetaane Aliou Sall teg loxo ci alalu Sénégal yëpp Aliou Sall tegul loxo ci alalu Sénégal yëpp Aliou Sall dañ ko dénk alalu Sénégal yëpp dañ ko signer contrat pétrole dañ koo jox par décret de nomination suñu caisse de dépôt et consignation nga xam ni mooy banque état koom-koomu Sénégal nekkul trésor comme ni ko nit ñi di xalaatee ndax tur wa mais xaalisu Sénégal ak avoiru Sénégal ak suufu Sénégal ak yépp mu ngi ci caisse bu ñuy wax caisse de dépôt et consignation bi nga xam ni fa la ñu teg Aliou Sall kon kooku magam moo ko signé le décret moo ko dénk suñu alal tegu ci loxo kooku ñu ni déet na waay Franck Timis créé benn banque ci diggi place de l'Indépendance banque de Dakar def ko couleur bu ñuul kukk Aliou Sall nekk administrateur bi mu jox ko Aliou Sall mu nekk administrateur bi ki nga xam ne moom la ñu dénk suñu alal suñu caisse de dépôt et consignation xaalisu Sénégal suufu Sénégal oru Sénégal tout ce qui est dépôt et consignation bu Sénégal lépp luy koomu Sénégal kooku war a doon benn borom banque privée banque boo xam ni benn saay-saay bu tudd Franck Timis moo ko moom kooku nga xam ni monde bi yépp ay njombe lay def ki administré banque boobu moo nekk suñu caisse de dépôt et consignation su ko neexee tey mu jukki 500 milliards ci caisse bi dugal ko BDK di ci fay ko ay intérêt su ko neexee loolu kenn mënu ci dara ñu ni déet ne waay mu am compagnie aviation xam nga Karim Wade benn jet privé buñ ko abaloon wala bu mu doon loué c'est selon lañ ko tongalee woon fii mais Aliou Sall Sahel aviation la créé compagnie d'aviation la am compagnie ay avion yu naaw la am fu mu jëlee xaalis kañ la fël lan mooy enrichissement illicite ñoom nëbbuñu lu ñuy def askan wi moo dese am fulla wala moo dese bàyyi xelam ci liy daw ci réew ñun ñoo nangu mu am compagnie aviation am banque am bu noppi yore suñu banque caisse de dépôt et consignation li ëpp ci alalu Sénégal mooy pétrole ba gaz bi nekk Kayar ak Saint-Louis ñu jox ko ci anam yi ñu ko joxee kon moom tegul loxo alalu Sénégal dañ ko dénk alalu Sénégal. waaw Babacar Kébé sa question bi am na solo trop jafe na tam ci man trop parce que dama ko déglu ñaari yoon parce que ay problèmes yu fondamentaux nga posé parce que nee nga naka la Sénégal yi mën a seetaane Aliou Sall teg loxo ci alalu Sénégal yëpp Aliou Sall tegul loxo ci alalu Sénégal yëpp Aliou Sall dañ ko dénk alalu Sénégal yëpp dañ ko signer contrat pétrole dañ koo jox par décret de nomination suñu caisse de dépôt et consignation nga xam ni mooy banque état
koom-koomu Sénégal nekkul trésor comme ni ko nit ñi di xalaatee ndax tur wa mais xaalisu Sénégal ak avoiru Sénégal ak suufu Sénégal ak yépp mu ngi ci caisse bu ñuy wax caisse de dépôt et consignation bi nga xam ni fa la ñu teg Aliou Sall kon kooku magam moo ko signé le décret moo ko dénk suñu alal tegu ci loxo kooku ñu ni déet na waay Franck Timis créé benn banque ci diggi place de l'Indépendance banque de Dakar def ko couleur bu ñuul kukk Aliou Sall nekk administrateur bi mu jox ko Aliou Sall mu nekk administrateur bi ki nga xam ne moom la ñu dénk suñu alal suñu caisse de dépôt et consignation xaalisu Sénégal suufu Sénégal oru Sénégal tout ce qui est dépôt et consignation bu Sénégal lépp luy koomu Sénégal kooku war a doon benn borom banque privée banque boo xam ni benn saay-saay bu tudd Franck Timis moo ko moom kooku nga xam ne monde bi yépp ay njombe lay def ki administré banque boobu moo nekk suñu caisse de dépôt et consignation su ko neexee tey mu jukki 500 milliards ci caisse bi dugal ko BDK di ci fay ko ay intérêt su ko neexee loolu kenn mënu ci dara ñu ni déet ne waay mu am compagnie aviation xam nga Karim Wade benn jet privé buñ ko abaloon wala bu mu doon loué c'est selon lañ ko tongalee woon fii mais Aliou Sall Sahel aviation la créé compagnie d'aviation la am compagnie ay avion yu naaw la am fu mu jëlee xaalis kañ la fël lan mooy enrichissement illicite ñoom nëbbuñu lu ñuy def askan wi moo dese am fulla wala moo dese bàyyi xelam ci liy daw ci réew ñun ñoo nangu mu am compagnie aviation am banque am ba noppi yore suñu banque caisse de dépôt et consignation li ëpp ci alalu Sénégal mooy pétrole ba gaz bi nekk Kayar ak Saint-Louis ñu jox ko ci anam yi ñu ko joxee kon moom tegul loxo alalu Sénégal dañ koo dénk alalu Sénégal toujours ci sa ñaareeli pàccu question yi parce que ñaari question nga boole ci audio bi question boobu mooy question difficile parce que question la boo xam ne boo koy aborder dafay laajte responsabilité ak dal mais aussi dafay yëngal dënn parce que da nga ni askanu Sénégal naka lay def ba Aliou Sall yoon mën a def liggéeyam ci moom question boobu rek problème la parce que ñu ngi yaakaar taxawaayu askan pour yoon def liggéeyam mooy ñàkk nañu yaakaar ci yoon def liggéeyam sans aucune pression mu jóge ci nguur gi wala mu jóge ci askan wi loolu mooy problème mu Sénégal parce que yoon dafa war a nekk ci digg bi digg doomu tëddee njaaxaanaay li ñuy wax régulateur social la war a doon tey jii kenn warul woon lijjanti Aliou Sall lu dul yoon procureur moo ko waroon a woo tijji enquête point réew muy dox normal noonu la amul kii doomu kii la amul kii lii la amul kii lee la dëli la ñuy wax Ablaye Wade daan na tëj ay ministre am tëj na fi benn ministre de l'habitat tëj na fi ancien premier ministre tëj na fi ku yoroon Azer tëj na fi ñeneen ak ñeneen damay bañ a tooñ di tudd ay tur di fàttali bal leen ma sama téléphone mooy sonné rek moo tax audio boobu dagg donc justice ci réew bu deful liggéeyam day indi révolution day indi violence parce que lii nii buñ ko seetaanee yoon di protéger nguur gi di bind benn communiqué ministre de la justice tey dafa def benn communiqué di ñu menacer ñun ñi nga xam ne ñoo exploité rapport IGE bi ñun ñi nga xam ne ñoo leen di leeral ñoo leen di éclairer au lieu yoon orienté wu ci ñi nga xam ne ñoom ñoo luubal suñu ay milliards ci affaire pétrole président bi nga xam ni rapport bi daf ko ni nangul licence yi mu signé frère am bi nga xam ne ay virement bancaire tracé nañ ko loolu moo jara enquête loolu moo gën a nekk yitte Sénégal que rapport IGE bi nu mu def ba tàbbi suñuy loxo ñun ñoom loolu di président nekk te li mu doon wax day saisir procureur yépp ci loolu la te problème am na ci parce que saisirul procureur de la République mu ngi saisir procureur général près de la cour d'appel te ci communiqué bi nee nañu ministère de la justice daf ci jublu leeral mbir yi am
ci wàllu wéral askan bi ci wàllu anam ba ñu yoree suñu ay ressources naturelles anam ba ñu yoree suñu ay ressources naturelles du traquer ñi nga xam ne ñooy exploiter information wu rapport IGE bi déedéet contrat yi nañ ko joxee loolu mooy leeral askan bi te loolu rôle ministre du pétrole la rôle gouvernement bi la rôle chef de l'État la du rôle ministre de la justice ñoom dañu jaxasoo xamatuñu lu ñuy def fu ñuy teg seen tànk lii révolution lay indi parce que ministre de la justice bi nga xam ne moo ñu war a niital problème bi fajal ñu ko régleel ñu ko yéen ñëpp dégg ngeen ko bi mu julli jee korité ba ñëw naan moom Aliou Sall jullit la gis na ko màkk yaakaarul ni nit la koo xam ni day def lu dul yoon yow ministre de la justice war na tenir discours boobu ñu ngi mabbal fondement république gu Sénégal parce que xamatuñu nit ñu ñuy fal dañuy fal nit parce que sàcc nañu élection yi au nord nga ñëw war la jox ndombo tànk du ñu xool sa capacité naka la ministre mën a waxee ni kii dem na màkk du def lu bon ci koo xam ne mu ngi indi un problème national yow ban compétence nga am yii la ñu war a xool Sénégal ñu ngi koy jëmale ci danger yoo xam ne musu fee am dafa am yoo xam ne nit ñi dañ ko bañ a waxtaane mais moo am xool leen gouvernement bi composition am ngeen xool fa ñu sàccee élection yi ñoo ëpp ci gouvernement bi te ñu ci bëri mënuñu seen liggéey xoolal ministre de la justice li muy wax kon deuxième volet problème bi laay wax ni dafa laaj dal ak responsabilité mais également dafay yëngal dënn parce que dafa am yoo xam ne boo ko xamee yow doo ko supporter doo gis lu la ciy mën a fekk non da ngay exprimer sa indignation parce que Sénégal mérité wul lii tôt ou tard force restera au peuple incha allah. waaw Bamba sa question bu gudd la question Malick bi mu posé tamit te ma tëb ko muy ci étendue ressources yeeg yooyu ak quantité yi tamit question bu gudd la mais naa ci def sama kéem kattan. zircon dafa naqaree expliquer minerai la boo xam ni dañ ko soxla ci technologie yu xarañ yi ci technologie de pointe dafa am benn bu mel ni suuf ñu koy wax précambrien friable ak benn bu nekk doj mel ni diamant nekk donj mën na tuuti mën na rëy ça dépend du minerai bu ñuy wax précambrien solide léegi yooyu ñu ngi koy tuddee ay métaux lourds wala ay sable titanifère titane benn matière la boo xam ne mën na nekk wañ mën na nekk plastique ça dépend ci nu ñu koy liggéeyee boo xam ne dafa am ay propriétés yu spéciales zircon boobu tamit dafa am ñaari usage benn bi usage décoratif la dañ ci def ay bijoux yu mel ni diamant beneen bi te mu ëpp solo dañ ciy defar benn wañ gu weex benn inox boo xam ne wañ bu spécial la parce que dafa am ay propriétés yu ko jox rôle bu am solo ci technologie de pointe maanaam wañ boobu boo ko tàngalee ba 1950 degré du dilaté wu du def dara maanaam du taweeku du ruy du nooy du def dara day intact jusqu'à 1950 degré day intact fouru cuisinière yi wala four yi ñu lakkee mburu passé wul 300 degré thermostat 280 sax mooy maximum xaw ma 220 xaw ma 240 du passé wul 300 degré donc bële 1950 degré jusqu'à cette température day intact donc moom rek moo mën a dem ci luy tàng lu mel ni réacteur muy réacteur avion muy réacteur fusée muy réacteur centrale nucléaire donc ñetteeli réacteur boobu moo tax mu am valeur muy centrale nucléaire yéen ñu nekk extérieur États-Unis Europe li ëpp liy produire seen courant du ay pétrole ak ay charbon mais ay centrale nucléaire la parce que day produire courant bu bëri parce que 10 grammes uranium bi nga xam ni moom mooy alimenter centrale nucléaire moom la ñuy xambee centrale nucléaire bi 10 grammes am day génnee tàngaay bu tolloog 1 tonne pétrole bu ñu lakk kon loolu day génnee énergie bu bëri mais uranium boobu mënoo ko dugal ci këru réacteur centrale bi te dugaloo ko ci mbar boo xam ne zircon la mënoo ko dugal te enrobé woo ko ci weñ gu weex googu boo xam ne zirconium sax lañ koy tuddee parce que day fekk mu oxydé wu mënoo ko utiliser te amoo ay gaine en zirconium ay tube yu gudd lay doon yu inox këru réacteur bi day am ay pax yu bëri mel ni barillet
ci pax yooyu lañ koy introduire gannaaw buñ ci saañee uranium bi. baal leen ma téléphone moo dagg encore sama audio bi. Donc loolu benn la ci usage u zircon mooy zirconium bi nga xam ne day dem ci centrale nucléaire mais également yéen ñëpp yéen a ngi téye zircon ci seen loxo te xamu leen ko peut-être xam ngeen ko aussi dafa am lu ñuy wax les verres spéciaux. Les verres spéciaux mooy comme seen écran wu téléphone yi, écran ordinateur, écran wu télévision yi, LED yeeg yooyu tout ça, tout ce qui est tactile ou non tactile, verres spéciaux lañ koy tuddee. Donc verre bi nekk seen téléphone bokkul ak verru seetu bi moo tax ñu tuddee ko un verre spécial. Verre la boo xam ne bu daanoo mën na sax bañ a toj, bu tojee it du tasaaroo, mais seetu bu tojee day tasaaroo moom te dafa gaaw a toj, kon déjà bokkuñu propriété. ñaareel bi verre boobu, ce verre spécial là dafa sensotronique wala digitronique, c'est-à-dire sa loxo boo ko cliquer ci icône maanaam dessin bi ñu dessiné WhatsApp bi da lay dugal WhatsApp, mais boo jëlee bic wala bant loo xam ne du conducteur nga def ko ci du réagir, mais ce digit conducteur la parce que nit dafa am courant de faible tension bu nekk ci moom boo xam ni impulsion am day réagir loo ay microcellules yu nekk ci verre spécial boobu. Microcellules yooyu nag nekk ci verre spécial boobu dañ leen di sant ay liggéey, dañ leen di jox ay couleur, dañ leen di jox ay forme, dañ leen di mën a habiller. ci la Android ak OS2 yeneen logiciel tabax tout un programme bu lay permettre nga inverser ay images, nga bind ay texte, nga def nga am ay fonctions yoo xam ni digitronique la, da ngay teg baaraam rek mu dugg ci benn programme am lu mu def. Donc damay bañ a xóotal foofu, mais pour wan la ni les verres spéciaux ñu ngi koy téye toujours te loolu ci zircon lu jóge, mooy télé yeeg ordinateur yeeg téléphone portable yeeg yooyu. am na yeneen yu ñu ciy def ci wàllu médecine parce que dañ ciy def ay synthèse lu mel ni ay yax, ay bëñ, ay yeneen organe lu bëri dañuy liggéey ci zircon te zircon day génnee yeneen minerais associés bu ñuy wax titanium bi nga xam ni moom tamit lu am solo la ci technologie mondiale ak ci li ñuy wax nanotechnologie, xeetu technologie yu bees yoo xam ni à l'échelle du milliardième. bal leen ma di téléphone moo coupé waat encore, appel moo coupé waat encore sama enregistrement boobu. Donc nanotechnologie ay technologie yu bees la yoo xam ni day soxla ay matières yu mel ni titanium ak rutile ak zircon ak yeneen xeet tamit, mais titanium da ci am solo lool parce que damay bañ a dugg ci ay aviation ci ay yeneen, mais am na benn xeetu wañ buñ ciy def bu tudd titanium d'ailleurs boo xam ni dafa am ay propriété tamit comme zircon bi propriété yi mu am na benn avion de chasse américain benn bombardier américain bu tudd Blackbird, day mel ni benn aile unique te muy ñuul nii, loolu yëpp titanium lañ ko defaree, nga xam ni vitesse bi muy dowee lu ëpp Mach soit frottement bi air bi di def ci métal bi du ko chauffer ba dilater ko wala déformer ko. Donc matière yooyu dafa am solo parce que dafa supporter tàngaay te day intact. Même boo ci defaree pièce bu ñàkk fayda comme écrou boobu rek maanaam vis moo mën a dem ci bloc buy tàng comme réacteur bu noppi dafa nekk en même temps conducteur électrique nga xam ne loolu da koy offrir yeneen avantage encore yoo xam ne buñ ci duggee dinañu génn ci suñu sujet bi. kon nañu yemandi fii ci zircon bi ma jublu ci laaju Malick bi ci wàllu pétrole ak gaz. waaw Malick baal ma sa question bi daf ma rëccoon, question bu gudd la, je crois que def naa ci moom laay terminer maanaam suñu potentiel pétrolier et gazier. Sénégal yëpp pétrole la gaz, ci jéeri ji muy onshore ak ci géej gi muy offshore. léegi quantité réserve yi nekk offshore laa lay wax moo ëpp solo ci ma ci xam, parce que bloc bu Oryx bi Moustapha Niass tontu na ma sànq ci yooyu laa nekkoon, mim na ni moom génne na Oryx depuis xaw ma ban année ak yooyu tout ça bokkutul. ok
kooku beneen affaire la donc bloc boobu 2,7 milliards de barils de réserve moo ci nekk. blocu Jifeer Sangomar c'est des réserves de 5 milliards de barils. blocu Saint-Louis bi ci gaz kese réserve 50 000 milliards juumuma de déglu leen bu baax. trillion mooy 1000 milliards 50 trillions mooy 50 000 milliards de pieds cubes. pied cube moo gën a tuuti mètre cube parce que pied ak mètre tolluwuñu yéen ñu nekk États-Unis yéen pied ngeen gën a xam sax quoi mooy feet. donc léegi loolu mooy suñu potentiel gazier mais malheureusement ba noppi waxuma bloc yépp. Kayar aussi c'est des milliards de mètres cubes de gaz ñoo fa nekk te waxaguñu pétrole bi. am na yeneen bloc yu nekk ci biir géej comme li ñu jox Total Rufisque bi am na Ultra Deep Offshore bi ñu jox toujours Total yooyu yëpp boo leen boole Sénégal day am pétrole bu bëri boo xam ne mën na financer développement bu ko jaarale yoon parce que Ghana 80 000 barils jour la ñuy produire. Sangomar ñu ngi nar a commencer avec une production de 100 000 barils te am na yeneen bloc comme ni mu leen ko waxee léegi 80 000 barils yi Ghana di produire financé na ci budget à 100% ba ameetul banque mondiale ak FMI benn bor. or ak pétrole mooy alalam te pétrole bi 80 000 barils jour mooy production totalu Ghana ñun suñu benn début de production rek 100 000 barils jour la sans compter yeneen yi sans compter gaz bi nga xam ne du jeex. donc malheureusement je disais ñun suñu code minier ak suñu code pétrolier dafa ni lépp lu nekk Sénégal ñun dañ ñu ciy may 10%. la ca des yëpp tubaab bee ko moom ñun ñoo signé loolu de ñun ñoo signé ni suñu alal moomuñu ci lu dul 10% 90% yi tubaab bi la. lu problème boobu la ñu war a régler man loolu mooy sama axe de communication loolu laay jooy Sénégal ak Afrique parce que la solution à terme est panafricaine. parce que dañu uniformiser législation minière yi au niveau de l'UEMOA dañu nax naan leen code minier wu Mali bu fekkee ni moo gën a avantageux bu Sénégal investisseurs yi Mali la ñuy dem bàyyi Sénégal donc day doon compétition malsaine mais bu fekkee ni yenn tolloo même chose investisseurs yi mooy choisir fu ko neex du am concurrence déloyale donc loolu ay tuur la lam yu ñuy tuur suñu dirigeants yi xaw ma ay lay luñ leen di layal pour ñoom ñëpp ñu tënku ci li tubaab bi bëgg te ñoom ñu ngi naan leneen lu gën a grave ñu ngi bëgg a transcender état yi ci wàllu contrat minier yi di dajale nu mu tudd sax Union africaine pour ñu nangu xaatim loolu te ñu ngi ciy avancé dafa am ay sujets yoo xam ne vraiment boo ciy wax actuellement ni ak opinion bi duñ la suivre parce que day nuru irréaliste mais ñoom dañu ni la géologie n'a pas de frontière donc lépp luy ressource comme par exemple gisement bi feeñ diggante Sénégal ak Mauritanie benn bassin méditerranéen benn bassin sédimentaire la mais dafa nekk à cheval entre deux états parce que la géologie ne connaît pas de frontière ñoom noonu la ñu bëgg a gérer ressources minières Afrique yi nga xam ni cartographié nañ ko ci benn projet bu tudd la carte à 1 milliard benn fonctionnaire de la Banque mondiale bu tudd Paulo Dessa moo ko def répertorier toutes nos richesses pour que ñoom ñu séddoo ko ku nekk am lu mu jël léegi ñuy traité ak Union africaine directement et non les états ci foofu la ñu bëgg a jëmale donc c'est triste. waaw Malick réunion boobu man kenn associé wu ma ci yëguma ko lu dul ci réseaux sociaux yi laa ko yëgee ah. manifestation 14 bi aussi dañ ma ko wax parce que nekk ma woon ci réunion bi kenn boolewuma ci te pourtant ña fa nekk ñëpp ñu ci bëri xam naa leen te am nañu samay coordonnées donc bon premier couac mais n'empêche fu ñu woote pour Sénégal man même buñ ma ci boolewul man ma boole ci sa bopp naa ñëw taxaw incha allah donc xëy na coordination bi des na parce que toutes les forces citoyennes doivent être en synergie dañu war a joxante loxo liggéey parce que du loo xam ni war nañ cee mën a beddi nit wala ñàkk ci associé benn
kuréel wala benn frange parce que ñun loolu suñu combat la ma sa nekk nag le recouvrement des avoirs pétroliers et gaziers yan xam naa yéen a ngi suivre le groupe Petro-Tim Monde ak Cheikh Sadibou Kébé ay précurseurs lañu ci combat boobu ñu nag ñoom Baba Aïdara ñoom Texe Gueye ak ñoom ñëpp on a fait tellement de panels invité ñu fi sax ay Aly Ngouille Ndiaye plusieurs fois ay spécialistes et cetera donc indi nañu ay leeral yu bëri ci dossier pétrole ak gaz ak tout ça te am nañ ci taxawaay am nañ ci benn vigie citoyenne boo xam ne ñu ngi koy exercer ci pouvoir bi boobu ba léegi donc lii tey suñu combat la donc le 14 c'est bien que nit ñi génn manifester seen désapprobation par rapport ak ni ñuy doxalee suñu ressources naturelles yi loolu maa ngi ñaan askanu Sénégal am ci ndam te xeexu ndaw yi la nag xeexu ndaw yi la parce que gis nga nguur yàlla moo koy joxe yàlla moo koy nangu ci anam bu mu koy nangoo man njort naa ni yàlla toujours day waaw maa ngi jégalu téléphone encore moo dagg sama audio bi donc yàlla toujours ay mbiram dafay bettaate da ngay xool ni ñu foqatee nguur gi prêter serment mois d'avril mois de mai rek ñu commencé am problème juin ñëw mu gën a tar juillet xaw ma lu muy jur waaye juillet du mën a sedd kon ñii seen nguur ci tar la commencé ñu ngi woote dialogue ñu ngi woote wallu ci diggante bi liy tàkk fi te leneen a ngi ñëw man maa leen garantir ni leneen a ngi ñëw lu gën a diis a ngi ñëw kon ñun nag ñoo war a saisir yenn opportunité yi pour dëggal suñu bopp pour nangu li ñu moom foog ñu nangu ko kon loolu mooy li nga xam ni mu ngi suñu kanam yaakaar naa ni bu ñu bàyyiwul bu ñu teggiwul suñu tànk parce que mbir mi processus la war a doon warul doon benn ay manifestation spontanée nga manifester tey après toog sa kër loolu feju ko il faut ñu xam ni l'heure est grave il faut Sénégal ñu soxla bëri salaamaaleykum maire Oumy Sène maa ngi lay ziar di la remercier ci témoignage bi sa laaj bi ndax Aliou Sall dara mën na ko fekk ci lii mais bien sûr commencé na parce que fi mu nekk nii sur le plan international moom am na dëkk yoo xam ne bu fa tegee tànkaam li dal ñeneen moo koy dal waaw parce que am na ñu fi def loo xam ne dara fekku leen ci seen réew mais bi ñu demee ci réew yi nga xam ne justice yi dañoo indépendant te kenn du leen tënk dañu am foofu problème kooku muy benn ñaareel bi bu pression bi méttee mag ji dana ko sacrifier pour mën a jekkal toogaayam parce que fi mu nekk nii toogaayam mënut a jekk tant que lii épine la ci tànkam daal dëkk la ci tànkam boo xam ne bu ko sempiwul du mën a dox kon Aliou Sall effectivement am na lu ko ci mën a fekk parce que rawatina am na leneen luy ñëw am na affaire bi jeexul am na leneen luy ñëw parce que firnde yaa ngi fi parce que nit ñi dañu am ay base de données électroniques la ñu am ay base de données électroniques yoo xam ne day tracé lu bëree bëri ci ay transactions yoo xam ne lu ci nekk mën nañ ko prouver kon ñoom xam nañ ni ñu ngi ci ay jafe-jafe dëgg te xam nañ ni fan yi di ñëw day gën a tar ci ñoom kon effectivement am na lu leen ci mën a fekk te commencé na. salaamaaleykum maa ngi jégaluwaat waa panel bi man maa dellu si dama fàtte ziar soxna Khady Kane Sow mi nga xam ni def na témoignage bu rafet ci man ma koy wax ni loolu ñaax la rek pour ñu gën a góorgóorlu ci liggéey bi gën a yaatal waar bi nga xam ni moom la ñu nekk di bay te lépp di pour ñun sa témoignage rafet na may profiter di jéggalu ñi nga xam ne ñu ngi continuer di wàccee ay questions parce que fi mu nekk nii 1h du matin jot na fii Sénégal te mënuguma tëdd parce que am na ñu may xaar ci ligne bi salaamaaleykum wa rahmatullah